yi egg si nañu kër Youssou Dieng maa leen ko déggoon ngeen leen def toog di ma xaar daf may neex Youssou tey waa Leral TV ñu ñëw seet si la ñu lay nuyu di la dalal suñu plateau. waaw Sophia ñu ngi lay fay di fay waa Leral TV yëpp di nuyu toutes les internautes via Leral TV gi nga xam ne ñoo def déplacement ñëw ngir tàggat ay mbir wala ñu ne xaatim ay mbir wala ñu faram fàccee kon maa ngi leen di fay yéen ñëpp di leen béggee comme ni ko Youssou waxee nee na faram fàcce maanaam lépp la ñuy tas xam nga bu ñu nee Leral TV léppay leer Youssou ma bëggoon tey mbokki téléspectateurs yi ñu nekk Sénégal bitim réew diaspora bi di dégg sa tur di nuyu Youssou Dieng fii Youssou Dieng ci biir aar bi kan mooy Youssou. waaw Youssou Dieng nag Youssou Dieng benn doomu aadama la boo xam ne fii la juddoo Ndakaaru Medina yaroo fi màggee fi di artiste nag d'abord parce que ñu bëri dañ may gis ma jege artistes yi te dañuy defe ne par rapport ak li may def animation wala temps bu ndaw bi ma def ci média moo tax ñu bëri defe ne ci laa yam mais man je suis né artiste je suis artiste yàlla def ma jàng art ci bas âge di ko dund nag bëgg ko lool. ci way nga ko dund wala. ci lépp man je suis dans tout ce qui est l'art. ok lépp luy art maa ngi ci damay way damay fecc damay tëgg maa ngi ci dramatique maa ngi ci lépp loo xam ne art la parce que dama ci juddu au fait dama juddu ci ngéwël te ku ne ngéwël ne art. ba pare du Ndiaye Rose moo ma yar Ndiaye Talla Bakar Kodou ma koy ñaanal de passage parce que ci bañ nekkee xale bu ndaw lañ nekk ak moom nga xamante ni dama judd ci kërub ngéwël tamit ndax seng-sengay sama maam Baye Mboor mooy sama maam mooy taawu seng-seng te moo jur sama maam bu jur sama yaay ma jàng tëgg ci sama kër maam d'abord waaye kër du Ndiaye Rose la sama aar bënnee nag parce que fa laa wëree àdduna ànd ak moom vraiment dund aar jàng musique et tout kon Youssou Dieng artiste la man j'aime bien qu'on me présente comme artiste. waaw effectivement loolu lañu bëggoon xam Youssou nee nga Youssou Dieng artiste yow artiste la comme ni nga ko waxee mais ñu jékki-jékki rek gis Youssou apparaître am na ñoo xamante ne dañu naan kii fan la nekkoo jékki-jékki ñëw rek ne moom artiste la. waaw au fait xam nga Sénégal dëkk bu ndaw la. te wax fa dëgg yàlla bu Sénégal rek desoon ci ma war a dund aar damay bàyyi aar parce que. cëraluñu artiste fii Sénégal sama art dund naa ko mais à l'extérieur parce que j'ai eu la chance d'intégrer le groupe de Doudou Ndiaye Rose nga xamante ni boobu xale laa à travers moom j'ai fait le tour du monde mu wër àdduna dama ak moom Europe Asie Afrique Amérique après nag ma dëkk Japon bi ma dëkkee Japon foofu laa doon dundee sama art di jàngale di performer di def tout ce qui est art africaine comprendre nga donc du Sénégal boo nee artiste danaan ban wax ndax woykat nga art du woy rek wala ñu ne ndax nga ne artiste laa ñu ne ndax ban kaset nga génne non 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 loolu du art rek art dafa yaatu génne kaset gis nga dem nañ ba musiciens yi fii cassette teralatu leen sax. donc loolu rek du aar man artiste laa boo xamante ni au Japon boo ñëwee nga ne kan mooy Youssou Dieng dañ la wax man maay kan. waaw foofu da nga fay teg sa baaraam Youssou ndax bu nee Japon béykat yi mooy yaay yàggu dañoo gis suñu président Macky Sall dem ba Japon ba ñu geesoo gis nañ fa ay sénégalais mais Youssou da nga ko jege. leeral net laa lay tëjal ni bon à savoir ci biir show bi commencé bu ma damay nuyoo rek Youssou sa diggante ak Macky Sall bi Japon. waaw au fait du diggante bu personnel. amuñu benn waaw au fait parce que cër la bu ma am Japon d'abord jege bu ma jege Macky Sall du lu ma Macky jox Japon dama bokk ci nit yu ñu fa fonk lool bokk ci nit yi nga xamante ni xàmmee nañu leen ndax yàgg naa fa. wax fa dëgg yàlla def naa fa 19 ans. kon 2002 fa la fekk. 2002 Japon la ma fekk. 98 ba léegi maa ngi Japon mais. Je ne suis pas un aventurier au vrai sens du mot. Je veux dire, je ne suis pas quelqu'un qui quitte le Sénégal plus de 2 ans. Yàlla dimbali na ma durant sama expérience yi ma def yëpp à travers l'étranger
du ma toog Sénégal àll lu ëpp ñaari at. chaque année damay ñëw Dakar. li ma nekk Japon yëpp je voyage beaucoup des fois damay dem États-Unis nekk fa des fois damay dem Europe nekk fa des fois ma nekk France. wala ma nekk lépp ci biir aar bi donc boo nee temps boobu yëpp j'étais absent du pays. mais pas très longtemps. parce que chaque année damay ñëw Dakar te bu ma ñëwee comme je fais partie d'une famille artistique boo xamante ni dañuy performer bu ma ñëwee fii dañuy jouer ji léeg-léeg ma ñëw àndoon ak groupe du Ndiaye Rose ñu dem jouer ji léeg-léeg ma ñëw ànd ak waa 5-5 ñu dem tëgg def ay spectacle un peu partout donc loolu moo ma dimbali ba nga xamante ni nekkuma Dakar sax mais maa ngi bokk ci rythme bi waaw bokk ci rythme bi parce que sama ci famille bi laa comprendre nga du loo xam ne damay ñëw di ko wut wala may dem di xool ku ma ci dugal dama ci bokk dama ci juddu dama ci dox donc loolu moo tax saa yu ma ñëwee rek dama ciy bokk automatiquement. ok Youssou ba tey man maa ngi biir Japon ndax su ma jógee ci Macky Sall suñu président de la République damay dem ci Youssou Ndour aussi ba mu ñëwee Japon dama gis ni tamit dañ ko jege woon. aussi bëgg nañ xam ndax yow da nga nekkoon Japon comme guide touristique je sais pas nekkul guide touristique mais bu nit ñëwee déggul japonais xam nga dafa nekk làkk boo xam ne ñëpp ko dégg. man mi di wax ne dégg ko te bëri naa ci moroom. kon est-ce que Youssou du koo xamante ne dëgg la mu ci aar bi mais bu nekkee Japon ay kilifa yu toll président ay Youssou Ndour des stars planétaires bu ñu ñëwee ci dëkk bi ay américains dañuy woo Youssou Dieng mu ñëw wax ñëpp ci langue bi wala lan en fait loolu laa bëgg a xam nga leeral ko Sénégalais yi. au fait Youssou sama kilifa la. Youssou Ndour waaw Youssou Ndour sama kilifa la. au fait moo ma yar ndax ñoo bokk koñ ñoo bokk benn koñ bu ñu juddoo. ba pare waaw muy Médina ba pare muy sama mag boo xamante ni wax fa dëgg yàlla ku ma cëral la. moom Youssou waaw Youssou sama xarit la. sama xarit la bu baax a baax ma koy nuyu de passage. au fait moom bi mu ñëwee Japon nekkuma woon di interpréter sax mais dama ko doon tàgg man xam nga sama ngéwél gi fu ma dem yóbbu ko fa. dama ko doon tàgg ci japonais nag. waaw di wax ay jaar-jaaram ndax japonais yi kii ngeen gis nii tey mu taxaw kii ndaanaan la boo xamante ni Sénégal ga mu jóge jël na seen drapeau wëral ko àdduna japonais yi kii taxaw tey nit la koo xamante ni nit ku am dayo la kii taxaw tey nit la ku ñu cëral kii taxaw tey nit la koo xamante ni dañ ko fonk ba 100 personnalité yu gën a màgg ci àdduna bokk na ci donc loolu laa doon message boobu laa doon jox japonais yi mais je voulais pas le faire en japonais il fallait que ma def ko en ngéwël moo tax ma doon wone loolu parce que tamit ba mu ñëwee dama ko ne teraanga ju toll ni duñ la ko defal nga mu fekk ma ci dëkk bi te duma ci bokk mu ne ma xamoon naan di nga ñëw donc lu ñu lien la bu ñu séq moom tamit. kon moom seen yi ñaar jiitu na Japon. tout à fait. comme ay tout à fait parce que gis nga oui Youssou je le suis partout. dama doon jënd billet sax man ni ma toppee Youssou Ndour ndax nit dina ko toppee. waaw ndax loolu nga wax nii dama doon jënd billet bi tamit. dama doon jënd billet avion. billet avion jënd billet dem New York pour seetaan Youssou Ndour jënd naa billet Japon dem Paris pour seetaan Youssou Ndour. kon yow fan si nga amoon. je suis un fan du Super Étoile. waaw fan Super Étoile nañ ci ñëwaat ndax Youssou Dieng nii nee na fan si Youssou Ndour fan de Super Étoile te fu ma war a tëjee moom Youssou foofu lii foog ñëw ñëwaat ci kanam Youssou ma bëggoon ñu wax sa digganteeg artiste yi ndax yow artiste nga ci sa jëm boobu mais man nit balaa ma lay invité danaa xaw a xool sa jaar-jaar tuuti xaw a xool ñi la jege su ma juumul Youssou sa digganteeg Sidi Samb du tey su ma juum nongul am ngeen ngeen ba sa séeg su may dem artistes yi du ma fi jógee mais bëggoon nga wax ma sa diggante ak artistes yi. au fait balaa dara samay xarit lañu xam nga. waaw Youssou nag xanaa yow nag tu es l'ami de tout le monde Youssou nag. bëriwul ñu koy réussir mais man réussir naa ko. xam nga macha allah parce que li ma boole ak ñoom siwuñu ba pare ñu xamante. très bien. est-ce que loolu du famille. cousinage wala. parce que dañu bokk ba pare bi ñu bokkee ñu ànd jàngandoo aar ba pare yàlla dogal ñu màgg ku ne ci sa yoon. waaye bu ñu dajee rek. kon ànd bee ànd bi dafay nekkaat. Ndongo Lo avant muy siiw avant ko kenn di xam sama xarit la ñoo doon ànd di dem ci ay simb di ànd di dem ci ay programme dama doon tëggi programme woo ko ma grand fooy tëggee ma ne ko bërëb sàngam. mu ñëw bu ñëwee ma introduire ko mu woy boobu dara xewul. dama yor ay sabar di tëgg ay sabaru mbedd moom muy woy.
Youssou yàgg na aar bi sabaru mbedd. sabaru mbedd laa doon tëgg moom mi woy Sidi Samb ñoo doon ànd di tëgg sabaru mbedd comprendre nga kon ñooñu bu ñu nekkee ci dara faaw ma nekk ak ñoom. te diggante ak Mbaye Dieye Faye gis nañ la benn clip bu ban clip la sax. blocage. blocage waaw blocage waaye parce que Mbaye Dieye sama nijaay la. voilà sama nijaay la sama mag la. ndax seng-seng bu jur Daouda Faye mu jur Wéeseng. seng-seng moomu moo jur Baye Mboor mu jur Aram Faye. Ngoone Jabaay mu jur Wéeseng. ay mbokk Mamadou Jabaay bu jur sama yaay Umi Jabaay ñu bokk ndey ak baay. sama mag la sama nijaay la. moom it ñu séq loolu. loolu moo tax man ak artistes yi ñu am lien yooyu. ñoom samay frère lañu samay xarit lañu. ay ñoom Pape Diouf sama xarit la. Pape Diouf à travers Bakane moom président Pape Diouf mu doon koo xam ne da doon ñëw sax sama kër dafay yendu ak añ ak man te ba tey loolu dañul ndax sax fu ñu daje lu mu jàppoon da koy baax. waaw fu ma ko fekkit lu ma jàpp dama koy ba ñu saafante nuyante kaf fooree. waaw loolu am na solo te loolu lu raar la ndax Youssou ñi mu wax ñi ñëpp daanaka am na si ñoo xamante ne ñoo bokk génération. mënoo xëccee gauche xëccee droite nga nekk ci digg bi ñaaw ko Youssou ci yow la Youssou bëggoon naa xam sa ami d'enfance. waaw sama ami d'enfance bëri na. 5 rek doy na. mu limee 5 Tijjee Boubs. waaw foofu bëggoon naa fi ñëw sa diggante ak moom. Boubacar Diallo parce que yàlla dafa def mu am lien Médina dëkkoon Médina papaam dëkk fa magam Modou Diallo di suñu grand mu koy nuyu de passage bupp sama xarit la boo xam ne bañ nekkee xale lañ xamante Mansour Mbaye ma caaka sama xarit la boo xamante ne ba ñu nekkee xale ba léegi ñooy ànd. kooku tólloo Mansour Mbaye mu Abdou Aziz Mbaye mu Amad Mbaye Maodo papaam ak Mansour Mbaye ñoo bokk ndey ak baay. Alpha Diallo Ibou Ndaw ñoo ñëpp Medina lañ dëkkoon Medina lañ dëkk ba léegi sax. Cheikh Thiam Ibba Ndiaye doomu du Ndiaros nga xam ne moom it sama ami d'enfance ñoo ñëpp bi ñu nekkee xale bëri naa ami d'enfance yoo xam ne bi ñu nekkee xale ñoo doon ànd ñoo xamante ni ñoo doon ànd ba ñuy xale ay Aziz Faye seng xam ne ba ñuy xale Ruus Ñang waaw ndax clip boobu nga wax daanaka ay Aziz Faye ñoo ci nekk ak Elie Diagne nambe barki dem rek ñu ngi koy maye doomu Margué ak Kiné Ndiaye koy ñaanal yàlla na sëy bi barkeel bëri naa ay ami d'enfance parce que tamit xale laa woon bu sopp xam ne fu ne laa doon am xarit fu ne laa doon am xarit dama doon am xarit ba dama doon jóge Medina dem ba Parcelles am fa ay xarit Mbay Seen parce que ñun géwél dañu am chance dañuy ànd ak suñuy morom dañuy ànd en famille mais dañu amul kii moo mag wala kii mooy rak wala kii dañuy ànd en famille ngay gis ba may ku mel ni Lamine Naar Gawlo depuis ñu nekk xale dañuy ànd bien vrai que maa ko mag Lamine Naar bi tëgg ci Waly Lamine Naar bi tëggal Waly doomu Ndamari Ndiaye ba mu amee 13 ans ba léegi ñooy ànd te pourtant maa ko mag parce que ñun géwél loolu la ñu yàlla dimbalee mooy dañuy ànd en famille ñooy nekk di àndandoo di dem di tëgg yi mais bu loolu weesoo ñooy àndaat ci suñu dund noonu la ñuy dundee man lépp ci samay xarit sax ay mag a ci ëpp loolu moo tax ça me dérange pas ma ànd ak ay xale waaw parce que dañ ma ko defaloon voilà waaw loolu nice na ba tey yéen a ngi seetaan Leral TV ñu ànd ak Youssou Dieng nee naa la bon à savoir ci show bi dafa yaatu ñu ne la war a xam Youssou aar bi léegi ni mu mel aar bi ñii nee nañu aar bi yàqu na ñi naan aar bi léegi ci xale yi ñu koy téye ñi naan mag yi fi jóge woon ak xale yi tey duñu benn lan ngay wax ci aar bi show bi waaw aar bi nag même bu fekkee dafa yàqu ak kii la faute ak kii la faute parce que man du may neex dara ñuy critiquer xale yi parce que xale ay victimes lañu ana ku leen war a jàngal. yu xam nga parfois xale yi du ñàkk parfois fan si la Youssou. waaw même balaa fan si di dugg sax ci pratique bi. ci pratique bu art d'abord. xale yi art ku ko bëgg rek da nga koy ñëw pour pratiquer. mais kii dem di pratiquer dafa war a jàng mais kan moo ko war a jàngal coow li doo fi dem benn école de musique gis fa un ancien icône. mais est-ce que nekkul ci école yi Youssou. non du ci école yi ñoom ñoo war a dem vers les écoles. les anciens icône ñi ñu xam. doo dem ci benn école gis fa Thione Seck. doo dem ci benn école gis fa Youssou Ndour. doo dem ci benn école gis fa Ismaël Lo wala Omar Pène ñuy jàngal xale yi. Youssou Dieng mi ma wax donc à qui la faute gis nga fii Messi
wane nañ ko fii ci stade Assane Diouf bi muy football ak xale même bu fekkee ne ay nit ñoo ñëw financer projet bi mais projet am nañu financer ko jël un icône une star du football indi ko pour xale yi bëgg football bu ñu ko gisee sax gën a am considération ci football mais boo demee tey Douta Seck da nga fay fekk ay artistes nag de très bons artistes mais les artistes yi nga xamante ni siiwuñu ils ne sont pas considérés en Afrique fii boo waxee artiste Youssou Ndour la ñuy wax parce que moom la yàlla teral boo waxee artiste Thione Seck la ñuy wax parce que moom la yàlla teral boo waxee artiste Ismaël Lo la ñuy wax parce que ñooñu ñoo siiw ñooñu la yàlla dimbali ñu am wërsëg ci aar mais y a des artistes yoo xamante ni kenn xamu leen te ñi de très bons artistes ñu ngi ci école yi ñoom mais bu fekkoon élèves yi dañu doon jékki-jékki ñu ne tey Youssou Ndour mooy ñëw def ak yéen entretien dina rafet ñu xale yu xëy ñe leen Habib Faye ñu fi jógee ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm mooy ñëw tey pour def ak yéen atelier wala ñu ne tey un Papis Konaté wala un Papis Ndiaye un Jimi Mbaye mooy ñëw pour def ak yéen atelier boobaa ñu ne mag ñi kat jege ji nañ xale yi mais loolu bu amul xale yi bëgg nañu aar gisuñu ko leen jàngal dañuy def du n'importe quoi dañuy def du n'importe quoi léegi ñu ñëw ci aar ak fi mu toll aar mënul yàqu parce que dafa di métier bu noble boo xam ne li tax mu metti ba léegi Sénégal si dañ ko joxul cër mais aar ku ko teral tedd la preuve américains yi dañ ci investir surtout te ay milliardaires lañ ci mu teral leen nigériens yi bërki démb ñu ñëw investir ci mu teral leen am nañu nag xale boo xam ne am nañ yaakaar ne bu ñu ko jàppalee mun na suqali aar bi wala mu yóbbu musique fu ñu bëgg mu àgg muy Wally Ballago Seck waaw foofu dañ fay ñëw ci kanam waaw foofu may ma tuuti le digne fils de son père Faramareen aller retour bi loolu da nga ma ciy may tuuti ñu egg li tuuti Youssou ci aar bi Youssou dama gis dama am lu ma remarqué mooy léegi comme ni nga wax léegi boîte yi Wally la Pape Diouf te du tëgg lu bari Youssou Ndour événement ba événement gisatuma jigéen bu tëgg boîte gisatuma Coumba Gawlo bu tëgg Viviane c'est très rare ay ñoom ay de Samb lu waral loolu Youssou waaw parce que musique nag dafa metti ci pour jigéen fii ci Sénégal. mais loolu nag pour lan la Youssou loolu c'est pas normal. d'abord jigéen ñi les filles chanteuses. Elles ne sont pas aimées par les filles. dégg ngeen Youssou li mu wax. jigéen ñi woy. waaw jigéeni réew mi bëgguñu leen. ñu bëgg ko. dañ leen di jalousie lu bëree bëri dañuy wujjeek ñoom lu bëree bëri. te góor ñi tamit bëgguñu leen mais jigéen ñee leen bëgg bay yóbbaale góor ñi ci ñoom. xam nga Youssou lan la bëgg expliquer. Youssou dafa ne artistes yu góor yi. xale yu jigéen yi artistes yu góor yi dañuy wër. classe Wally yeeg. classe Sidi Diop yeeg. ay Momo Dieng xale yi def 5 fashion. xam nga non xale yu jigéen ñi tamit yéen tamit. léegi nag jigéen ñi nag léegi ñoom duñu way. ñoo leen bëgg léegi ñoo jigéen ñi way boo xoolee bu Viviane génnee. yow nga toog ak sa copain wala nga toog ak sa jëkkër. sa jëkkër da koy neex. ci attention waaw attention ba mu ci attention yow moo lay déranger ba nga mujj koo jéppi te defu la dara comprendre nga loolu moo tax jigéen ñi góor ñi ñoo leen di bëgg parce que góor ñi dañ leen di nopp. tu vois moo tax daf ci am lu am solo loo xam ne foog ñu xam ko ñoom artistes yu jigéen ñi mooy te Coumba Gawlo comprendre na ko Viviane comprendre na ko. mooy que ne ñoom xam nañ ne. dañu war a d'abord vendre seen beauté. Physiquement dañu war a fexe ba ñu bëgg leen. après ñu soog a mën a jàllale seen message. yëf yi day neex ci ñëpp mais Sénégal dañu bëgg monopoliser xam nga moo fi am. bokk naa ci mbir. rafet na bokkuma ci baaxul. te loolu waaw ku bëgg a monopoliser daal yor ñëpp nga yor leen. mais yàlla ñëpp la fi nekk. yàlla ñëpp waaw yàlla ñëpp mais dafa dul yàlla ñëpp la fi nekk sax waaye ku góorgóorlu am dara. dëgg la wax fa dëgg yàlla te loolu mooy avantage u Sénégal. intérêt Sénégal dafa war a doon musique sénégalaise am doole à travers le monde. mais bu fekkee ne dañu ko bëgg yamale ci ñu la neex. wala ñi nga yilif. mais problème day am. te fi ñu toll ñu ngi ci jamono boo xamante ni. média dafa yaatu léegi. parce que soxlaatul ngay dem ci kenn fi nga toog da nga fiy toog def sa communication. am nga moyen wu foo bëgg sa communication àgg fa te doo woo télé doo woo rajo
kon nañu xool nu ñu réorganiser média bi réorganiser milieu showbiz bi. dimbali xale yi may leen ay chance. parce que ñoom kilifa yi fi ne tey ñu leen tuddee ay icônes Youssou Ndour Ismaël Lo Thione Seck Baaba Maal Omar Pène ak jigéen ñeeg ñëpp mais bi leen Sénégal di jox bopp ni xale yi lañ toll woon di. dëgg la amuñu mënuñu. waaw léegi xale yi jotuñu ñu may leen seen chance ñoom nañu may xale yi seen chance ñoom it waaye xale yi dañuy ëppal xale yi mais non ñoom ils étaient des xale comme xale yi Sénégal jox leen bopp. kon xale yi toll nañ ci ñoom Sénégal jox leen bopp leen jox bopp. waaw parce que xam nga j'avais eu la chance de nekk Japon d'abord. mais nekk Japon bëri na Youssou. waaw mais tamit man artiste laa man daanaka mooy li may wax rek man maay artiste maay géwélu Tokyo. loolu laa bëggoon dégg nag. man gis nga Youssou nag yaa ngi soog a ñëw nag. man maay géwélu Tokyo lu xew Tokyo lu ne balaa ñuy wax ak kenn bokk naa ci ñi ñuy waxal. donc et amoon naa possibilité déplacé wu. yoroon naa kayit pour déplacé wu. Sénégalais yi bëggoon déplacé wu bëri na mais ñu am moyen déplacé wu bëriwul. ñu am kayit aussi pour déplacé wu bëriwul mais yàlla dimbali woon na ma mën a déplacé wu ba pare yàlla dimbali wu ma amoon ak relation bu nice ak Massata Diack ma koy nuyu de passage. xamante ni Massata waaw avant muy ñëw sax engagé wu naa. ak sama yeneen xarit sénégalais ko ci mel ne Assane Diabaye Latir Sy Aline Diouf. Ali Ngone dem si yàlla si ndeysaan voilà sabari waaw mais ba ñuy dem Corée xam nga bu doon biir Tokyo la sax garaawul mais première bi Corée la woon ba ñuy dem Corée bëriwuñu sax mais macha allah sénégalais yi déplacé wuñu en masse donc man chance boobu laa amoon mooy j'étais proche de l'ambassade d'abord parce que membre ambassade bi yëpp sama ay mag la ñu woon sama ay nijaay xamante ni en dehors de l'événement dañ doon on se voyait toutes les week-ends pratiquement dama leen di invité wala ma dem seen kër yi wala ñu ànd dem restaurant sama ay xarit la ñu woon après Massata tamit di sama mag ba mu ñëwee tamit ñu expliqué ko mu yombal ñu yëf yi ba nga xamante ni daal moo ñu dimbali woon ba ñu am chance su participer ci coupe du monde bu mag boobu nga xamante ni maa ngi fàttaliku 82 dañ doon daw ci biir kër yi pour seetaan coupe du monde 86 ma dund coupe du monde ça fekk na may gën a mag 94 90 ma koy dund 94 noonu 98 fekk na Japon télé bi du wone coupe du match yëpp match Japon rek la woon wone ak match yi am importance dama doon jógee sama kër di daj coono pour seetaan coupe du monde 98 parce que Japon la ma fekk te la fekk ma soog a dem Japon mais 2002 bi ma toogee ci stade bi ba arbitre bi sifflé coup d'envoi bi dama j'étais ému parce que sama pap nitu sport la sama côté kër yaay nitu sport la ñu parce que Calan sama nijaay la donc sport dafa bokk ci man waaw sport dama bëgg sport yàlla dogal nag ma amoon approche boobu ak Lions yi nekkoon ci Pape Malick Diop sama cousin la Pape Malick Diop jour sama nijaay la sax Bokande doonoon sama mag bu baax ndeysaan maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm amoon ci aussi ci kilifa yi indi woon équipe bi sama ay nijaay yoo xamante ni samay xaritu papa lañu ba nga xam ne bi ma ñëwee rek ñoom dañ ma adapté ma nekk ak ñoom ndeysaan dundoon histoire bu am maana ba keroog muy jeex ca Osaka ndeysaan match bi jeex na Osaka ñu toog fa ñetti fan mënuñu ñibbi ndax nagam mais yàlla indi na ñu ngi war a dellu yàlla nañ ci yàlla may ndam ñu sori. amiin yaa rabbi amiin Youssou maa ngi jël sa temps mais léegi ñu jeexal. amul benn problème. Youssou ñu bëggoon a xam sa diggante ak Wally Seck. Wally Ballago. Faramareen aller retour boobu. lu mu way rek daanaka yaa ngi ci. léeg-léeg ana Youssou Dieng. léeg-léeg bu ne Youssou. waaw sa diggante ak Wally lan la. waaw wala sama diggante ak moom Lat Diop dégg bàyyi. mooy daf ma def nu ma kenn deful li ma sëq ak artistes yëpp ngay wax moom laa sëq ak moom sëq naa ak ñee sax lu ma sëqul woon ak moom avant. kon li tax ma teg la fii sax. très bien donc li tax mu mun maa jëriñoo mooy moom moo ma teg fu ma kenn tegul moom moo ma def nu ma kenn deful
comme naan. cër d'abord. Youssou Dieng. Youssou Ndour cëral na la de. waaw dem na ba Japon. waaw nee na Youssou Dieng. waaye cër yi bokkul. di wax ak yow. cër yi dem na ba bés. naan sama rakk ji borom Medina cër yi bokkul xam nga Wally maa ngi ko xamee Paris lañ miinante. ah bon waaw Amady Badiane moo ma présenté Wally ak Lamine Naar. lañ gën a miinante non yàgg na parce que c'était en 2012 2011. pas plus que li nga xam ne Youssou Ndour 2011 tout à fait yàggul par rapport ak loolu moo tax ma ne la daf ma def nu ma kenn deful d'abord kaay ñu ànd liggéey rek. waaw. kon sa diggante moom business la. non romb na foofu. amitié. romb na ko. famille la ak c'est spirituel même. ok parce que xam nga mbir ak ni ko nit di jàngate. ak ni ko nit di téye. kaay ñu ànd liggéey. kaay nga jàppale ma. ba nga ne ayca mais après ayca bi naka la nit ki war a comporter woo ba liggéey bi war a rafet. loolu la Wally rafetal sama diggante ak moom mooy jox ma cër ba bu ma ko nee defal mu def mu ko ne bàyyil mu bàyyi. ah kon Wally jox la kii cër de. waaw xam nga loolu leneen la dafa jël cër bu am maanaa jox ma ko ba pare tamit doon xale boo xam ne tamit dafa neex a digal parce que dëgërul bopp. waaw loolu Sénégalais yi ñu ngi koy wax ci moom. boo waxee ñu ne Wally dafa baax. dëgërul bopp waaw te aussi dëgërul bopp. ba pare muy ndaanaan bu neex a àndal Sofia Wally ku sañoon ànd ak moom ndax dafa di xale bu bëgguma di wax Wally man ci côté dafa baax day maye non loolu taxul nit ñi topp ko loolu taxul nit ñi bëgg ko mais dafa am talent. waaw dafa am talent loolu moom ñu ci ñëw ci kanam ndax am talent mënut a weesu nga nekk xale. lu mu am talent la. am fitu tëgg biir si. nga nekk xale di demal sa bopp. nga nekk xale créer Faramareen musique. nga nekk xale il est ambitieux def ay entreprise Wally day fay ay salaire. loolu xale bu amul fit xale bu ambitieux du def loolu. waaw il est ambitieux xale bu ambitieux la parce que mais ci xale mooy am ambition mu neex nit ñi xam nga dama ne la sànq. ñii nga xamante ni tey ñooy icônes yi doon les stars de la musique sénégalaise. bi leen Sénégal di jox bopp day ñu nu Wally sax damay wax chaque jour ba ne Wally c'est l'héritier de Youssou Ndour dañu nduru ay jaar-jaar ci côté business. ci côté gëm sa bopp bi nit ñi di wax. parce que ak lu mun a am il a osé. mais bu osé woon. wala mu am fit wala mu bëgg def lépp te boolewu ko talent. du dem. ñu wax ci anniversaire bi. ayca. le 28 la war a nekk. waaw. muy ginnaaw ñu pousse ko ba le 12. ñu pousse ko ba le 12 bëgg ko def CICES. te Pape Diouf di def CICES. waaw yàlla def na jàmm sax xam nga def CICES biñ koy def on était sous le choc parce que Abi Faye dafa génn àdduna Abi Faye du ko ndaw Abi Faye kilifa la parce que musique sénégalaise bi Abi Faye ko defar moo ko teg ci ligne parce que la musique sénégalaise dafa nekkoon ci beneen base mooy base u latin musique latin lañ doon tëgg à l'époque ñu dem ba yàgg ñoom ñu doon ay jàmbaar góorgóorlu ba teg mbalax mais mbalax mi dem na ba benn moment amaat problème parce que on pouvait pas l'exporter mënuñu ko woon yóbbu di ko jaay bi problème bi taxawee pour xool nu ñuy def ba teg ko ci le marché mondial Abi Faye bokk na ci ñu ko organiser ba mu rafet ñu ko ba mu ñu wax bu rëy Habib bokk na ci ñu wane yoon bi mooy que ne wala musique du musique boo mën a dégg nga ne li mais c'est juste que musique bu ñu mën a teg ci marché mondial bi pour ñi nga xam ne duñu sénégalais mën ko dégg ñu mën ko comprendre bi musique sénégalaise tolloo foofu Habib Faye bokk na ci ñu ko organiser ba mu demee noonu moo tax ngeen àndalee ñu teg ko ci yoon ba waaw bu ñu sequl woon dara Habib ak Wally dañoo am ay liens yu personnel yoo xam ne ñoom ñaar dañ ko ànd dund mais loolu yëpp bu amul woon bu loolu yëpp amul woon te Habib Faye dee rek Wally Seck ak kudul moom war na fomm
waaw mais ngeen fomm le 28 ba le 12 tamit ngeen ñëw fekk Pape Diouf jàpp le 12 am. ngeen ne le 12 ngeen ne def fii rëkkante ma ne fii mu war a. déedéet ñun ëpp nañoo rëkkante ñun Pape Diouf duñu rëkkante moom. parce que Pape Diouf waaw le 12 waay na jël. le 12 moom dina jël kay moo ko moom. le 12 moom bu soobee yàlla Pape Diouf dina neexle ci CICES gii nit ñi fekk ko fi waaye yàlla defar na sax ñun léegi ñu nga jëm Grand Théâtre. Grand Théâtre waaw Grand Théâtre la ñuy defee le 12 ci kàttanu yàlla ak mbaaxam waaye ba ñuy annoncé CICES bi. defuñu ko pour loolu manque de communication la. non waaw d'accord parce que boobu Habib Faye dafa dee. te amul lu ëpp décès ci àdduna bi mu décédé on était sous le choc investir ay millions dem ba mu des 2 jours loolu dal ñu automatiquement da ngay jaxasoo. léegi bi ñu jaxasoo le 5 dañuy dem Paris. def ko le 4. non kon lu ñu yóbbu France. bu ñu jógee France ñëw le 12 loo ci teg dugg ci koor gi léegi ci biir loolu ñun defuñu ba ñuy def xalaatuñu sax Pape Diouf mais dañu wax ak CICES directeur bi mu accordé ñu le 12. mais directeur CICES nan la mën a doyoo Pape Diouf le 12 mu ñëw nee def nañ ko le 12. waaw mais directeur bi il peut être le directeur et ne pas être au courant des contrats et des signatures. loolu mën na nekk. non même feneen fu mu nekk sax ku nekk ak li ngay gérer am na ñoo xam ne ñoo gérer calendrier. ci société bi am na ñoo xam ne ñoo gérer gestion ak ñee ñoo ku nekk ak li nga gérer. moom xëy na dernier mot bi rek mooy ñëw ci moom mu signé wala mu accordé. bi mu ñu waxee loolu moo tax ñu annoncé parce que on pouvait pas aussi def li ñu def ci xaalis yëpp ba teg suñu ay chapiteau bala ñuy xalaat feneen dañuy xalaat fii ba pare. daa ngeen di perte. bala non du perte sax mais yëkkatiwaat bagage yi di ko yóbbu feneen dafay cheraat mais yàlla dimbali nañu ba suñu artiste dafa doon xale bu am maanaa ba pare gëm yàlla. boo gisee man am nañ ci moom yaakaar pour mu suqali musique bi c'est parce que li mu ci néeg financièrement ñu ko ci néeg bëriwul te pour nga jaay sa musique finance daf ci am solo. léegi moom bu ñu xëyee directeur bi dem nañ on est allé le voir mu expliqué ñu ne ñu il était pas au courant te dañ ko koy nangul. expliqué ñu ne ko mais ñun. mën nañu Pape Diouf G fii ñun ñu G fee. non loolu bu amoon. waaw mais loolu mën na nekk parce que il faut que nit artistes yi moomuñu nit ñi Wally Seck ak Pape Diouf moomuñu nit ñi. Youssou Ndour non dafa ndànk rek Sofia Youssou Ndour Thione Seck Ismaël Lo Baaba Maal ñoom ñëpp ànd nañu ci bis di tëgg ñoom ñëpp ku ci ne di tëgg 31 décembre bu jotaan ñoom ñëpp dañuy tëgg RTS dugg fii génn dugg fii. mais du bokk kii waaye d'accord ma ne ñoom ñëpp dañu doon tëgg le même jour 2016 def nañ fa anniversaire Youssou Ndour di tëgg à côté ñuy tëgg à côté ci Fat Place. parce que Youssou Ndour la woon moo tax aayul. léegi Wally Seck Pape Diouf jàpp na datam le 12. mais ñun ñu avancé xam nga ñun bañuy jàpp dat le 12 jàppuñu ko. ñu avancé. ba sori. Habib Faye génn àdduna. ci worma ak respect ak dignité. ak gëm yàlla ñu puus. waaw suñu puus boobu warul tax ñu nangul ñu leneen lu ñu bëgg. buñ ñu ko nangul ñu def ko. le 12 dañuy jouer ci kàttanu yàlla ak baaxam. billaahi ni ma bëggee Wally Seck fees. billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa noonu laa bëggee Pape Diouf fees la. te yàlla mën na ko ndax Sénégal 15 millions d'habitants lañu. mais du ñëppay gën xale yi gën xale yi Wally lañ bëgg nañ Pape Diouf it de xale yi ñëpp lañu bëgg macha allah. Pape Diouf ak nitam Wally ki nitam. léegi sénégalais yi nañu xam ni c'est la fête. Pape Diouf woote na le 12. fair play. yàlla dogal na Habib Faye génn àdduna ba ñun ñu bëggoon tëgg le 28 ñu puus. duñu tëgg ci koor gi nag ndax bu boobaa ñu yedduñu. kon Youssou nañ def fair play. le 12 daal nañu ànd gëm yàlla ñi jug ngir Pape Diouf dem ca Pape Diouf. ñu jug ngir Wally ñun Wally Pape Diouf day rëkkante. ñun dañuy biibi ñu biibi suñu biibi ca Grand Théâtre Esplanade bu soobee yàlla. waaw mbokk yi damay ñëw tàggatoo ak yéen Youssou Dieng daal dina ma waaye xam naa ne yéen tamit yéen ñi safoo di seetaan Leral TV ak suñu site internet leral.net xam naa ne yéen tamit Youssou moo leen ni daal dina leen tey Youssou sa dernier mot. waaw sama dernier mot mooy remercier la d'abord yow Sophia di la ñaanal vraiment kàddu yi rafet na am na yar te teggine na waaye war naa mën a ne ndax boo ne El Hadj Papa Dieng mooy sama baay rek. ñu war ko mën a nangu ndax ku ko xam-xam ne ku ami yar la ci kàllaama ku yar njabootam la it vraiment ba tax na
liggéey bii nga ne di ko def muy animation yàlla na ci yàlla defal kubbute vraiment di nuyu ñëpp di nuyu internet yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan fii ci réew mi vraiment di wax ne rek Sénégal jot na nit ñi ñu booloo ñu bokk ndey bokk bàyyi. Youssou daal nga wax nga lépp sa wax nice na Youssou yow tamit sa wax rafet na ñu ngi am contentement di la wax ni franchement waa Leral TV kontaan nañ ci yow di la jox rendez-vous à très bientôt. nee naa la le 12 nga wax. incha allah rëkkante la wala Cissesse. rëkkante lay doon ca Cissesse. dinañ fa dajawaat dinaa ñëwaat bien-être lay doon ca Grand Théâtre. waaw loolu neex na bien-être lay doon ci Grand Théâtre comme ni ko Youssou waxee. bu ngeen toogee di ma xaar fii ci Leral TV dinaa leen indi lu dàkk sa kii dinaa dem xooli Wally dinaa dem jëli Pape Diouf dinaa dem seeti ñeneen ak ñeneen kon on se donne rendez-vous à très bientôt fii ci Leral TV.